mbokk yi amaat nañu mbégteeg bànneex dellu si waat ci seen télévision Walfadjri xam ngeen ne namoon ngeen ñu waaye ñu nit lépp jàpp leen ni rek ñoo leen gën a namm ci seen émission ataay bi nga xamante ni aljuba yu nekk lay am fii ci seen télévision Walfadjri bu 22h jotee maanaam waxtu bu baax bi fii la ñu ciy ànd nag man ak Alaaji Sanjoogu Mbengue ñu namoon leen lool Alaaji béti sama kaas toj kaas fees far for fuur cotise pa ñàcc pa gamu guux garab du leex ndoxum géej ak Dakar ma ngay faj boppam alhamdulillahi rabbil alamina béti ñi ngi lay nuyu di la ziar di nuyu téléspectateurs yi nga xamante ni ñu ngi ñuy seetaan Sénégal namoon nañ ñu ñoo leen raw defe naa ni seen émission ataaya ñëpp a ko namoon waaye nag ñoo maa ngi kuy nëbb du ko wax am déet gaa yi déedéet maa ngi kuy nëbb du ko wax fàng ni fàng di nuyu ñëpp di ziar ñëpp béti mbuub ci loo ne ci li ma nekkoon rek liggéey jaamu yàlla mbaa yaa ngi ci jàmm maa ngi sant borom bi bu baax a baax di sant également assistance bi lee di leen nuyu bu baax a baax nuyu également téléspectateur u Walfadjri saa nag ñu dañ doon arrière pour tëb beneen tëbin waaye defe naa ni bu nu dikkee ci biir waxtaan bi dinañ xam ne ñu ngi tëb beneen tëbin tey nag ñu ciy dalal bokk na ci Ali Seck nag nee na moom mooy premier Afrique moo def réseau social nee na ci Afrique yëpp pour ñu xam kan la dañuy ànd ak Abdoulaye Bopp xamale nañoo ak moom. Ali Seck lay wuyoo toll ci ñaar fukki at ak juróom benn juddoo ca Parcelles Assainies yaroo ca Cambérène Ali Seck doore njàngam ca école Seydina Issa Laye ci atum 1997 am fa lijaasa dem ca CM Cambérène am lijaasa baccalauréat ca lycée Parcelles Assainies dem ca ISTM amal fa formation ci wàllu réseau ak télécommunication Ali Seck jot na jóge fa dem ca SDE laata muy taxawal site internet am Ali Seck doon ku sopp lool ceebu jën gu ànd ak moccaat kooku mooy Ali Seck nee na mooy premier africain ci diwaanu Afrique bi nga xamante ni nag moo fi def réseau social Ali ñu ngi lay nuyu di la dalal maa ngi leen di nuyu biti portrait baa ngoog salaamaaleykum waa Sénégal maa ngi am mbégte si invitation bi di nuyu waa Walfadjri di si jiital si nuyu suñu papa di nuyu téléspectateur Walfadjri yëpp di profité aussi di jàlle waa Sénégal suñu ñàkk muy suñu maam suñu xarit suñu sëriñ suñu Sidal Mokhtar Mbacké di ñaanal suñu Mountakha Bachir mu yàgg fi lool di ko ñaan bépp kilifa dina jërëjëf Ali ku fonk maccaat nga ak ceebu jën loolu la boobu wax non yooyu moom du ma sër moom déet non dama koy bàyyi génn ñi rek non bu dee nekkul rek nga wax ñu buy sa plat préféré non man moom ceeb du ma sori quoi doo sori ci ceeb non ceeb bi keccax nga tànn baax kon ñu jàpp ni Sanjoogu kookoy Ali ceebu keccax mooy plat préféré dinañ ñëwaat ci moom ci kan lañ jëm yëg nga ni kii li nga xamante ne bi moom la ñuy tuddee marché Caaroy Gaar na nga xam ni noonu la géej ga def wal ca Guet Ndar ba bëgg a nangu li nga xam ni moom la ñuy tuddee Guet Ndar marché baa ngay randatu ba nar a jëlee li nga xam ni moom la ñuy wax Camp Caaroy waaye nag am na ñu jóg daal de taxaw ne dañuy protéger li nga xamante ni bi mooy Camp Caaroy ba kenn def ab marché kookan la Ablaye Bob moo ñuy xamale ak moom je vous en prie Ousmane Ndiaye lay wuyoo ma nga juddoo Caaroy Gaar màgge ca Caaroy Gaar jànge ca Caaroy Gaar fooye ca Caaroy Gaar daan dawal senkal langue train ak rëbbi càlle moom Ousmane Ndiaye di njiital collectif pour la défense des intérêts de Caaroy Gaar xam-xamam màcc jëm ci wàllu informatique di liggéey ci domaine transport ak import export Ousmane Ndiaye bëggul lool lii di tàggat yaram bokk na ci jouer waaye bëgg na lii di lecture la mu tàmmu ci lekk bokk na ci laaxu caaxaan ne saay bu koy lekk da ciy tàq rip Ousmane Ndiaye borom laaxu caaxaan nguru baa Ousmane Ndiaye au moins wax na bi mu bëgg portrait bi Ablaye boobu wax moom doo ko déggee waaw sant yàlla rek bu lépp dëgg la moom kon nangu ngurubaan mooy sa plat préféré waaw bëgg naa ko de ak suppu kànja ak kan suppu kànja yow bëgg nga lu ratax oh là là kii ku bëgg lu ratax la Ousmane nuyoo la gaay waaw di nuyu waa Sénégal gi yëpp di nuyu waa Caaroy Gaar di nuyu ñu toog ci plateau bi donc en tout cas di ñaan yàlla émission bi yàlla def ci jàmm ba luñ ci bëgg a wax yëpp ñu wax ko ñëpp dégg ko ci jàmm amiin Betty fooy génn kooku ku ko déggul it ku ko xamul physiquement dégg nga ko Amady Diallo la borom Wakaam bokk ci comité directeur bu PDS waaye tànk Abdoulaye Bopp xamale na ñoom ñu ànd ak régie dellu si waat
Amady Diallo lay wuyoo ñu gën ko xam ci Amady Diallo Wokam ràññeekul lool ci wax sa xalaat ci rajo yi Amady Diallo métier di entrepreneur ci wàllu bâtiment bu dee ci wàllu politique Amady Diallo Wokam doon militant PDS bokk ci comité directeur bu PDS doon premier vice-président bu section PDS ba ne ca Wokam Amady Diallo Wokam doon ku sopp lool njorndi rawatina lacciri xaako wàcc nga noo wàcc nga lacciri xaako Diallo ak lacciri xaako moom may nañ la ko am na solo waaw dëgg la ay ca Amady portrait baa ngoog ràcc ako guddi gi waaye bëccëg bi nag maafe laa taamu maafe yàpp daal moom am na solo si man bëccëg maafe yàpp guddi ràcc ako waaw mooy lacciri ak soow non non ràcc ako mooy cereg mbuum cere mbuum loolu mooy ràcc ako si alpulaar d'accord ayca nuyoo la loolu nag lu am solo la maa ngi vraiment nuyoo wante nag bala maa jublu ci kii bi maa ngi jaale rek ki nga xamante ni moom nañ bokk ñun ñëpp muy xalif général kulli murit te mu jógee fii ci semaine yële weesu di ñaan rek yàlla vraiment mi mën mu teeru ko sa àjjana yu kawe yi sa maamam yokku leeram ñun itam mu taas ñu ci barkeem ki ko fi wuutu itam mu bàyyi ko fi mu yàgg fi lool bon di nuyu nag sénégalais yi ak sénégalaises yëpp ak ñi nga xamante ni ànd naa ak ñoom karimis yi ma àndal vraiment ñi ma àndal daal karimis yi ñoom ñoo si ëpp gis nga leen ñu ngi nii toog vraiment ñoom ñëpp ma ànd ak ñoom di nuyu aussi itam ñi nga xamante ni sénégalais extérieurs yi parce que sénégalais extérieurs yi ñu bari nañ si ñun ndaxte saa yu ñuy def dara ñu ñuy déglu di ñuy yónnee ay message Amadou doy na d'accord mbasa waaye naam daaneel ñu xamaleel ñu jàll ci kan di tax daa am jafe-jafe ban te ñu bëgg ko lool daan ko faral di naan waaye am ñenn ñu jóg daal di wax ne di tax ji kat ñu doon naan muy neex lool bu ñu añee ba pare wala bu ñu reeree ba pare day reye waaye nag waa marché syndicat lànk nañ am na koo xam ne kii nag taxaw na tembe ngir xeex wane ni di tax bi reye amul kookan la Ablaye Bopp xamale ñu ak moom Assane Mbaye moom lay wuyoo juddoo ca Medina Gunaas ca Géejawaay bu mu amee ñeenti at ci la ko ay waajuram yóbbu ca Touba ngir mu jàngi alxuraan def na fa lu tolloog fukki at ak juróom-ñeent laata muy ñib si Ndakaaru soobu ci wàllu commerce boole ko politique ci parti bii di appel 3J Assane Mbaye doon ku ñu ràññee lool ca marché syndicat bu Pikine doon secrétaire général bu comité de gestion bu marché ba yitewoo lool waxtaanee syndicat rawatina ci wàll di tax gi lëmbee réew mi Assane Mbaye ne ku fonk biiram la ba lii di domoda du ko bokk ak kenn ca lii di ji di tax man daal sama gars yi daal tey seen bulaay neex na ma Assane dama daa moo lay daaneel bu baax mi bizarrement góor ñu bëri bëgguñu dama daal mais man au contraire dama ko bëgg ay ko porté la baa ngoog waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu ñu ngi lay fay comme ni ko ñëpp wax rek ñu ngi ziare di jaale Sénégal gépp rawatina àdduna Serigne Sidi Muxtaar di ñaan saa borom yokk leeram taal Sëriñ Muntaxa mi ko fi wutu yi tamit saa borom dëgëral ko ba li commencé ci baayam yi ba ci magam yi lépp luñ fi naaloon mu àggale ko di nuyu ñi ma seqal plateau bi tamit di nuyu ñi nga xamante ni ñoom laa àndal muy ma marché syndicat ak ñi ñu bokkal public bi yëpp kenn ku ci ne ngi leen di sa tur ak sa sant jërëjëf Assane Domada vraiment ñi ngi am ci moom mbégte ak kontaante bétti di am ci moom mbégte ak kontaante bétti defe naa ni kon dañuy lancé daal di dugg ci biir waxtaan wi di wax ni rek Ali Seck comme ni ñu ko defee moom la ñuy man li ma jaaxal mooy da nga ni yow yaay premier nit ci diwaanu Afrique boo xamante ni yaa njëkk def réseau social da ngaa dagg fii ndong si bii cappet ci bii ñëw teg sa yëf ni mooy yaa ko créé wala lan la bëgg nañ comprendre daal en fait social shopping nga duppee ko aussi social shopping ah d'accord ba ma amee idée bi yàgg na trop yàgg na trop depuis ma naan ay vers 2012 laa amoon idée bi ma ni donc pourquoi pas ñu 2013 autant pour moi 2013 d'accord maa ngi si doon xalaat di xool na laa ko war a mën a def de telle sorte que mu nekk la nga xam ne maanaam lu extraordinaire la nekk nga xam ne mooy njëkk am si àdduna mën nañu wax parce que nit ñi lan la ñuy wax africain yi ñoom duñu créé dara danañ fi nekkee gars yi créé dara ñoom ñu consommé donc loolu moom gënoon poussé de telle sorte que may xalaat ni war naa mën a créé la nga xamante ni au moins ñun africains yi dinañ ni ñun ñoo xam ne suñu propre yëf la mais social shopping da nga fi fekk ay réseaux sociaux yu fi nekk effectivement
ak nan nga def ba en génne fait social shopping d'abord lan la plateforme la ba nga xamante ni plateforme lépp lu daan am ci site internet boo xoolee mu ngi ci biir c'est-à-dire d'abord réseau social la comme Twitter ak Facebook en même temps aussi am na partie ba nga xamante ni e-commerce la c'est-à-dire vente en ligne la mais yow li ngay wax yëpp am na ci dëkk am na fi c'est que le fait que nga ne yow yaa ko njëkk a créé looloo ma jaaxal te li ngay wax loolu moo am la maanaam le fait que ñu boole ci benn plateforme loolu mooy doog am mais yooyu yëpp da nga ko fi fekk da nga coupé ko lay jël yëpp mais boo xoolee ni nga koy doxalee ni nga koy doxalee non c'est que Ali yow da nga dëgër fit quoi Ali kenn non c'est xam non Ali may ma c'est xam lu tax nga dëgër fit bétti Ali ku dëgër fit la ndax Ali nan nga mën a tëbee tëb nga internet ni mu yaatoo doon géej nga ne Afrique c'est que ci yan matukaay nga tënku ba ne Afrique yow yaa ko njëkk a créé ci Afrique waaw parce que foo ko teg xool nañu parce que yooyu fi wax yëpp coupé ko la xool nañu fi nekk d'abord amagul benn plateforme ba nga xam te ni dañ fi gis man si dem yàgg naa si ingénieur la en téléinformatique donc je vous parle en connaissance de cause nekkul la nga xam ne damay wax si sama soog wala lu ma neex donc xool naa marché bu baax la ma fi am partie vente en ligne comme ay genre Amazon wala réseau social comme Facebook wala presse en ligne comme yeneen site de presse yi mais le fait que ñu mu nekk si même plateforme nga codé ko lépp nekk la nga xam ne ni boo duggee si benn partie e-commerce da ngay jàpp ni e-commerce rek la nga dugg partie réseau social nga jàpp ni bii réseau social rek la loolu mooy doog am yow lan moo la inspiré ba tax nga jekki-jekki xalaat loolu ndax dafa am ci loo gis lu nuróo ay manquement ci réseaux sociaux yi wala lan nga jekki-jekki importance dama xool ni comme par exemple boo xoolee réseaux sociaux surtout li muy gagné si xaalis yéen xam naa si bu ngeen xool seen stratégie da ngeen xool côté publicité xam ngeen si ñàkk xaalis parce que bu dee réseaux sociaux ñun xam nañ ci ñàkk xaalis bien sûr léegi Ali Place lay wut Ali Place lay wut non pas du tout Ali dafa bëgg wax ni réseaux sociaux yi boo xoolee ci la ñuy boo xoolee am na ñi nga xam ne comme jeune bi sama morom yi amuñu temps taw di santale waaw ñoom à chaque instant ñu ngi sëgg seen téléphone yi ñu ngi Facebook am na si fa lañ ko jotee léegi boo xoolee yenn entreprise yi léegi dañuy préféré à la place que ñuy dem si télé di fay xaalis dañuy dem si réseaux sociaux parce que boo xoolee à partir de $3 uniquement di nga am possibilité de sa publicité donc man pourquoi pas ñun xaalis boobu noonu di dem si yeneen dëkk ñun Sénégal yaakaar naa comme que jàng nañ am na xam ne pourquoi pas war ñu mais social shopping man dégguma kenn ku koy waxtaan siiwul amul bay rek parce que boo xoolee social shopping ci yow la yam moom ak bàjjanam ak tantam du social shopping non pas du tout non dégg parce que social shopping bu ñu ko mettre en ligne waaw defagul sax 4 mois ci 3 mois la yam est-ce que gis nga ni au début 3 personnes rek loolu mën nañu wax mais au début non dama ñëw membre fondateur laa la wax au début man la woon ak sama yeneen bu ñu ko lancé après ay 1 mois 2 mois ñu xool nombre d'inscriptions yi ni muy bëree dafa dem ba attatuñ ko parce que actuellement ñu si ay des milliers d'abonnés suñu base dañ dem sax ba attatuñ ko dañu mujj changer formule d'abonnement di pay comme par exemple yeneen réseaux sociaux li ñuy fay ñu ñuy fay loolu parce que commencé bi moo gaaw de faire que attatuñ ko loolu moo tax sax ñu dem ba créer mu jógee non social shopping dem le groupe de social shopping waaw groupe bi moo tax ngeen yokk ko waaw aussi tamit comme may ñu tuuti ci fonctionnalité wu plateforme bi fonctionnalité comme par exemple day def lépp li vente en ligne am na module vente en ligne mooy comme par exemple muy PRB ka nga xam te ni day jaay vente kañ jeexal nga noonu ñu joxe produit am dañ ciy def ay coordonnées du coup léegi utilisateur bi dina mën dugg ci plateforme bi xool produit bi xam loolu dañ koy def ci Facebook mais loolu fépp lañ koy def sax mais le fait que ngay def sa commande di payer à la livraison wala en ligne mais yooyu mi ngi am mi amagul fii amagul Facebook non pas du tout Facebook boo xoolee li ñuy def ñoom ay genre pub lay nekk mais des fois di nga léegi man mën naa dugg xool xam nga bu ñu dugalee ça ay seen ay produits ci Facebook nga wax ak ñoom ngeen dem lu mel ni WhatsApp wala dara nga capturer dem mais tu contactes le gars directement waaw da ngay def paiement directement am nañ possibilité nga def paiement directement léegi bu ma fayee te bagage bi ñëwul nag dafa wóor non daa am paiement nga commandé après la livraison ngay doog a fay noonu lay demee am na aussi tamit module presse en ligne c'est-à-dire que muy lépp luy culture politique récemment sax yaa ngi envoyé sa yenn émission yi pour ma jaarale ko si kii bi pour ma la kii mooy escroc
ba pare bu ma xoolee waa booy silence day wax waxal yow laa faral waxal ça va nga naan ma ay waa demal ay ca ñu waxal waaw ñu ñëw ci wala di tax bu la neexee di tax ga waaw ay ca nañ dem di tax parce que ba tey ñu ngi ci njaay comme que kii day jaay kii day jaay ay ca ñu dugg ci njaay mi ba tey di tax Assane mu mel ni li nga xamante ni bii mooy problème di tax bi jekk nañ jekk dégg bëti ci internet yi waaw ñuy envoyé ay vocal ne di tax bi day rayee yow dina di tax bi du rayee mais nangu ngeen ni am na ñaari di tax lu tax leeralul leen woon nit ñi ci njëlbeen gi ne ñaari di tax man dama defoon ni benn rek la ah man mii mais ndekete am na ñaari di tax léegi ci loolu lañ bëgg nga ñëw da ngeen ni intox la waaw expliquer leen ñu ñan ñoo bëgg yàq mbir mi waa kon salaamaaleykum wa rahmatullah nuyu nañ leen yéen ñëpp comme nañ ko déparé woon di nuyu tamit ñi fi bokkal nekk ñëpp ñi ci public bi jiital suñu mënoon naa toog fii tey ndax mooy premier adjoint délégué bi d'accord waaye ñoom ñoo choisir nañu demal ngeen toog fële d'accord waaw loolu nga wax nag ni nga ko déggee rek ne ko ñëpp déggee ndax man mi gën a néewi at ci marché bi léegi ma def fa plus de 21 ans kon yaakaar naa ñu ma fa jiitu seeni at bari na fa mooy marché syndicat bu marché syndicat waaw man rek léegi ma def fa ñaar fukki at ak benn te ñu ma fa jiitu woon kon taxul ñuy wax kon am naa ci xam-xam ci li may wax li ñu waxoon mooy di tax buy rey amut di tax nag ñaari façon di tax la ban ak ban am na di tax bu ñuy lekk ak di tax bu ñu lekk bis àdduna sosoo ba nëgëni ñun ñu commencé di gis di tax ba nëgëni di tax boobu mi ngi am ndax mës nañu dégg ku mu rey bindul lekk waaw bindul lekk parce que ñaari façon di tax la dafa am di tax boo xam ne moom di tax bu xor bu xor waaw boobu dafa weex mooy bu weex waaw mooy bu weex bi mais ñun des fois da ngay jënd di tax mu weex bokkut waaw dafa am di tax yoo xamante ni di tax bu xor la gis nga bu di tax commencé ña ko moom mu sax ci seeni tool xam nañ ko duñ ko dagg ña koy jënd xam nañ ko duñ ko jënd di tax boobu bu commencé di ñor soo demee picc yi sax buñ dalee ci garab gi buñ ko lekkee da ngay gis ñu daanu waaw gis nga di tax boobu nga jël fukki doomi niwaakinin nga yëy ko moo gën a sedd ci nga dagg ci benn lekk ko kon boobu mosuma ko waaw boobu kon moom ñuy wax xamuñu ko moom la ñaan di tax bu xor nga jël fukki doomi niwaakinin nga yëy ko sedd ci yow nga jël nga dagg ci benn waaw di tax boo xam ne nga yëy fukki doomi niwaakinin moo gën a sedd nga dagg ci tuuti boobu di tax nan la ci nit di lekkee lu koy rey amul di tax boobu di tax boobu it am na njariñ waaw mais buñ ko suukaree mais di tax xam nga jus yi dañ koy suukar jus wala duñ ko suukar xam nga tey bu fekkee ne jël nañ jus yi suukar ko xam nga ko suukar ba mu saf léegi xor dootu fa am jus bu safa fay ne déggoo li ma wax di tax boobu kenn mënu ko suukar mënu ko suukar ba mu neex a naan kenn mënu ko suukar ba mu ñëw ba mu neex a naan nga baal ma di tax boobu amul biir marché syndicat wala ci marché fruits yi amul ci benn marché parce que duñ ko dagg duñ ko dagg ba muy ñëw mais di tax dañ koy saxal wala waaw di tax day sax ci àll bi rek day sax rek waaw day sax ci àll bi d'accord ku mu sax si sa tool nag yaa ko moom noonu lay sax di tax day yàlla moom mango yam ko ay mango sax dañ koy ji mais di tax garab meññet la boo xamante ni li ci ëpp dafay sax ci ay tool mais fa muy sax fa mu ñoo ko moom di tax boobu am na njariñ parce que di tax boobu ndax ban njariñ la am parce que ñi nga xamante ni sëriñ si dañ koy soxla ñi nga xamante ni dañu am tey ji ay góomi robaale dañ leen koy faje boo demee Casamance bu ñu lay faj ci di tax boobu la ñuy boole ci di tax boobu la ñuy boole di ko ci faj pour yooyu rek la mais pas ak yeneen ak yeneen waaw pour lekk di tax boobu nag di tax boobu mooy di tax bu lewet rek mooy di tax bi comme façon bii léegi bii mën nga koo jox sa bii mën nga koo jox sa bii xorul jógal saxal ko jox ko mu mos na mos na mos saa mosal bii dafa xor de bii di tax xorul bii mooy di tax bu lewet bi mosal rek xolli nañ ko mosal bismillaahi rahmaani rahiim yàlla bu mu nekk di tax bu xor naa la utu amul problème béti naa la utu mosal rek mosal bàyyi naa la waxal Modou bàyyi naa ak gone mosal rek ñëpp dinañ leen taxaw nu mel mu boobu ñu dafa weex bu xor ko bay bi ak jam dafa wax de
en direct yaa ma indil di tax yaa ngi dégg. ça dafa waaw sérieux waay. billaay daal moom waaw waaye tamit man moom duma mos vraiment mais moom dafa li ma ci ñam nii de. voilà Ousmane léegi nag bii mooy di tax bu baax bi. bii mooy di tax bu baax bi moom la ñuy bu tax baax bi d'habitude da ngeen koy dagg. indi ko ci marché yi di ko jaay. di ko jaay. d'accord am na ñoo xam ne dañ koy jënd di ko lekk noonu. waaw mais est-ce que nekkul xam nga commerçant parfois dañuy bëgg lu yomb. voilà xam nga comme que bële duñ ko jaay. est-ce que nekkul parfois dañuy ñëw rek daal di koy jaxase. soble ñu jaxase waale ko wan la ci kaw mu baax yoo ca suuf nekk yu sew. waaw waaw comprendre nga saa ñuy jënd saako soble est-ce que duñ ci raxuñu ci di tax bu xor bi. waaw foofu laa lay wax gis nga gannaaw dañoo toog ci télé di wax. sénégalais yi di ñu dégg te ñu ay jullit te ñu am responsabilité ci ñu wax bu ñuy wax dañuy wax dëgg te yàlla dëgg la gis nga liggéey boo gis am na tappale. liggéey boo gis rek am na tappale. mais dama ne la xoolal syndicat bi muy ñëw Pikine 76 la ñëw Pikine. waaw te 76 ba nag ni chaque année campagne di tax dina durer 3 mois. te commencé na muy Touba. muy Ndar. muy Louga muy Kaolack nga xamante ni mooy muy Mbour muy syndicat yi ëpp doole ci syndicat yi mais ñoom ñëpp syndicat Dakar moo leen ëmb. ndax nga dégg mës nga fay dégg benn syndicat bu ñu la wax ne la jaay nañ fa di tax boobu nit lekk na ko am problème. non ñu ngi doog a dégg moom di tax bi dafa am bu bon moo tax ma ne la di tax bi di tax amee ba nagane mi ngi am. liggéey bu mu mën a doon nag du ñàkk tey jii ñun bii suñu marché dañuy dem gis dàmba yoo xamante ni boo ko xoolee boo ñamee benn di tax kese nga ñam ko ci yow ngay tax bu xor la wala du tax bu xor dàmba ga yëpp ngay boole ñaw ko soo ko ñëwee da nga koy dëpp doo ko jaay waaw da nga koy dëpp ci suuf nii ni baaxul daal wane ni baaxul waaw wane ni baax te pourtant benn rek nga ciy ñam dàmba mi ngi def 80 kilos 90 kilos kon léeg-léeg ñu rëcc waaw yu xor yi moom la dama ne nii mi ngi kii dàmba ni kon léeg-léeg dàmba dafay def 80 kilos wala 90 kilos mais dama ne la tey boo doon vérifier say dàmba di ko xool boo ci ñamee benn mu weex nga xamante ni day leen lii wóor boole dàmba gi yëpp ñaw ko dëpp ko doo ko sax bëgg a tuuri xale yi di ko jël wala dara da nga koy dëpp ba mu wow koŋ nga xamante ni dootu am benn ñam gis nga di tax boobu moom la defarkat yi bale yi di jël moom la ñuy defaree bale yi di ko takkee noonu ci gannaaw pour mu jekk kon xam nga ni ñun li ñuy liggéey lu leer la beneen mais dama bëgg beneen bi intox bi fu mu jógee waaw dinañ ci ñëw parce que bëgg nañ te gis nga fa di tax bi di jógee c'est que li ngay wax nii mooy kuy jubal mooy commerçant buy jubal mais bu dëng nag comme bu dugg ñam mu daal di commerçant bu dëng foofu mu jëm ko business ne du ma perte loolu amu fa parce que li tax mooy ñiy jëndi di tax pour mu leer ñoom daggaliwuñu seen bopp di tax joolaa yi dañu organiser ba nga xamante ni soo yoroon say milliards soo demee yow doo dugg ci àll bi ñeme woo ko ñoom ñooy dem ci àll bi dagg ko dikk taxaw nga toog teg say paño duñu la nattal di la jaay comme nga yor nga dem rek dugal sa bopp ci àll bi ñeme woo ko amu fa ñoom noonu la ñu organiser léegi nag li nga xamante ni soo ko jëndee doo ko jaay te soo ko jëndee nit dina yor xaalisam di ko jënd waa léegi man dama bëgg nga wax ba raison de plus pour nga ñëw ak ñun ci intox bi ñan ñoo ko génne ñan ñoo wax loolu wala dama bëgg yàq wala lan la waaw foofu li ci ëpp solo bi tim pour ma àggale ci point bi gis nga di tax dañ koy contrôler bu baax ñan ñoo koy ko voilà contrôle boobu laa bëggoon waaw ministère agriculture ñoom ñoo koy contrôler bala ngeen koy dugal gis nga soo jëndee say dàmba ba pare bala ngay def dara dàmba bu ne dañ ko daggal forêt 750 ñoom dinañ ñam di tax bi waaw da mu ngoog ñu la ko jox te ñamuñu ko yaa ngi dégg su waa forêt yi buñ ko daggee ba pare da ngay dem ci bureau ba li phytosanitaire waa ministère agriculture ñoo koy defar da nga leen jox essentiel comme ni ñu ñam ko di la doog defal kayit bi xoolal kayit bi ñoo la koy defaral waaw d'accord xam nga kayit am na solo mais léeg-léeg gars yi tamponné kayit boo xam ne xooluñu sax di tax ba non loolu day am loolu xam parfois da ngay gis ñu tamponné kayit boo xam ne duñ sax xool marchandise dama ne la loola ñoom ca ñoom la seen liggéey la waaye ki nga xamante ni dem na jëndi jënd ci condition yi leer jox nañ ko kayit bu leer léegi la commencé Casamance ba Dakar li fay nekk ci eaux et forêt ak douane nga xam ne fu mu ne même douane di koy contrôler dama ne la xoola kayit bii ñaata tampon nga gis nii ñaata tampon d'accord poste bu mu jaar danañ ko contrôler tamponné ko muy doon man ay tampon laa wóor tout quoi li kayit bi ñoom ñoo koy defar gars yi mën nañoo tamponné nu ne quoi mais man li ma gën a intéressé mooy yàgg nañu lekk di tax Sénégal donc bu ñu demee ba en 2017 xaw ma ñuy wax ne looloo tax gars yi attaqué ko waaw xam nga foofu man li may waaw li may jàpp foofu mooy boo demee ci xew yi léegi da ngay gis jus di tax jus mangue papaya ba ci orange bi ñu ngi koy defar presque boo dee xool boisson gazé yi
nit ñi jëlatuñ ko parce que lu tax mooy ragal nañ ko bari na ay jus yoo xamante ni dañ leen di importer ñuy ñëw ku teg nga sama bët ma teg sa bët keneen ak keneen teg ci bëtam lu koy importer muy ñëw li ñuy importer muy ñëw est-ce que xam nga fan lañ ko defaree kon yéen importateurs yi daal ngeen bëgg ji mbir mi ñun ñi nga xamante ni suñu produit yu naturel yi nga xamante ni ci réew mi lay ñore ceet yeeg ngénte yi gàmm yi foo dem moom la ñu naan léegi la ñu jàpp ni ñi nga xamante ni ñoo yor seen boisson gaz yi ñoo bëgg a importer jus yi ñoom ñoo bëgg a yàq marché bi te duñ leen seen tegal foofu sa baaraam est-ce que ñoom la bul tooñ tegal foofu sa baaraam bul tooñ tegal foofu sa baaraam ñu ñëw ci Amady Diallo mi nga xamante ni nag moom bokk na ci comité directeur bu PDS Amady ñun li njëkk wax ak yow rek nga ne da nga bëggoon a wax ci vie économique ak sociale bu Sénégal politique bi nag waaw boobu mooy politique bi rek parce que yow politique bi moo ëmb loolu yëpp daal li ko xam économique li ko xam économique d'accord buñ doon jàng voilà buñ doon jàng tey actuellement politique gu Sénégal yow nan nga koy tënkee bon may ma rek ma nuyu ki nga xam ne moom mooy suñu secrétaire général du parti démocratique sénégalais kan la nekk président Abdoulaye Wade ak suñu candidat Karim Meïssa Wade ma nuyu leen ak les membres comité candidat bi génne Sénégal bàyyi ak les membres comité directeur bon ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu waaw ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy def politique aussi sa Wakaam alors ñu ràññee si Assane Ba nekk président section man ma nekk le président en premier moom daa fàtte li mu doon waaw kon nag kon da koo sañ xam naa biñ ko demee yàggul boo fàttee sa bopp nag moom moo tax nii ngay jaar wàcc place waaw ak vraiment waa Wakaam yi yëpp nga xamante ni vraiment fa laa jógee ak ñi ma àndal nga xamante ni ñun ñoo ànd ñii nekk karimiste ñii nekk ay mais Amady Diallo nuyoo woon nga ba pare ñëwal ci mbir mi quand même non bu ñu seddal quoi ñu ngi jóge d'accord nuyoo nga ba pare léegi ñëpp dégg nañ la léegi ñëwal ci sama question nga xamante ni moom moo fi am moom mooy politique u escroquerie escroquerie am actuellement ci Sénégal kuy escroquer gars yi génne Macky Sall li mu wax ba léegi Amady xaaral bala ñuy sori Amady dama lay dégg ci rajo bi bun nee sax këriñ seer na nga ne Macky Sall bun nee ndugg seer na nga ne Macky Sall dama bëgg ñu wax daal objectivement moom bu jëndee fonde sax ñu ne ko yokku nañ pot fonde bi mu ne Macky Sall li mu def du yoon mais bu jël question yóbbu ci Macky Amady fatt nga Macky fatt Macky waaye wattal Macky ñëwal wax nañ wax objectivement lan laa leen bëgg a laaj bu pare waaw bon Sénégal régime présidentiel moo fiy dox wala laajaat nañ la ko on te renvoie la question Sénégal gii ñu nekk régime présidentiel plein moo fi nekk lépp lu fi am gannaaw ndogalu yàlla yi président bi moo koy dogal ah bon lu fi nit alors daj wala mu dal la fi à part li la yàlla di dogal ay deeg yu demee noonu waaw li ci def yeneen dogal yi muy prison yooyu yëpp Macky Sall la Macky Sall la koy dogal waaw moom moo yore léegi yéen a ngi tàccu musiba yi Macky mi ngi fi depuis 2012 boo doon tënk Macky 2012 yéen a ngi tàcc musiba boo doon tënk waaw gouvernance Macky 2012 ba 2018 bi ñu 18 bi nga xamante ni dugg nañ ci lan nga koy tënk bon loolu noonu régime mu naxaate la xam nga Macky Sall ni mu yoree Sénégal yëpp mu ngi ko tënk ci nax askan wi nax c'est-à-dire nax askan wi jëmee ko ci ay communication di communiquer chaque fois te lu muy gën a communiquer dégg nga temps yi rek ñuy wax ci xaw ma ci fin d'année bi dégg naa ko mu ne dana wut benn daara boo xamante ni fa la étudiants yi def fa ay étudiants yoo xam ne dana leen fay ay 40 000 loolu baax na mais démb rek dégg naa ñi nekk étudiant ba pare te yàgg fi alors ñu ngi xeex waa Cheikh Anta Diop ñoo ngi xeex seen bourse pour jot si pour am ticket bu ñu lekk ba ñu taal si seen i néeg benn néeg waaw kon xam ne yow vraiment ñëwagul te tabax mais Macky foofu wàccul ci terrain bi taal néegu étudiants yi non nañ waxante rek dañuy grève ñoo policier la ñu leen di sànni xeer ñu leen di sànni ay lacrymogène non loolu la rek gee tax ñàkk pay seen bourse yi moom moo tax bu ñu fayal seen bourse yi mais Amady Diallo ñooñu amuñu temps di Amady Diallo Amady Diallo c'est que béti Amady Diallo li mu wax ni Amady Diallo man bon d'accord naa xam nga yow yaa ngi critiquer quoi bon man dama lay déglu la plupart da ngay critiquer rek da ngay critiquer di critiquer Amady Diallo est-ce que yow yaakaaroon ni politique du Sénégal am na problème parce que yow Amady Diallo yow yéen genre yu mel nii yéen ñi
yéen a tax politique bi ci boppam am problème parce que yéen yow Amadou Diallo yow tey li ngay wax ni yëpp ba am ay ndomba tànk ci biir PDS njàng moo la ko may wala lan moo la ko may yow sa njàng ban niveau la toll yow yaa ko xamul laajaan naa la yow itam de sa njàng ba nga def ay émission j'accepte non man comme man xool man xam nañ li ma doon yow dama laa laaj ndax li nga place bi nga occupé PDS bi nga wax ne moom nga fa occupé njàng moo la ko may wala lan moo la ko may bon may itam wala propagande alors parce que ñoom Amadou Diallo ñii dugaloon nañ ko ci liste député yow dañ la dugaloon ci liste député yi Amadou Diallo mënta lire projet de loi mënta ku la ko wax Amadou Diallo dafa am xam-xam non ku la ko wax ah déedéet mën na ko moom waaw moo tax xam nga laaj naa ko sama njàng moom bañ naa tontu ci njàng léegi yow laa laaj sama njàng mais ba tey xam nga contrôle non damay wax rek loolu mënul nekk nga ne ma yow ci comédien la waaw man bul ma delloo question bi yow yaa fi ñëw pour ñu juger la man bul ma juger dama lay wax ne la man waaw alors opérateur économie laa may tam moom moo tax ma mën a nekk politicien ok opérateur économique waaw yow ay balcon ngay tabax yaa ko fi wax yaa xam ne ay balcon yu daanu moom ngay def mais maa la déglu nga wax sa xalaat ne balcon yu daanu ci laa ne dëkk bee am jafe-jafe parce que amatoo chantier anamu est-ce que gis nga ñu amoon chantier sax nit ñaa ngi tabax ci état baa ngi nit ñaa ngi tabax Amadou waaw ba tey nit ñaa ngi tabax léegi ñu jàll ci beneen question ñu xool yeneen parti politique yi nga xamante ni ñoo nekk ci opposition bi ñenn ñee ngi benn bokk yaakaar d'accord ak le président mais ñi nga xamante ni ñoo nekk ci opposition bi Sénégal est-ce que am na opposition mën nañu teg lii loxo wala teg ci gët wala déglu seen wax nit ñi opposition la Sénégal daf mel ni Macky rey na leen de dëbb na opposition bi ma ne amul Macky rey na leen fi mu toll nii daanaka bi ñu yaakaar ma nga dowaa moom daw ma nga ca dowaa mais ñu yow candidat bu nekk dowaa ngeen taxaw ne mooy sunu candidat fan ngeen ko teg yéen fi doon Macky amul ko mu jaakaar lool voilà idée fi sës de dafa mel ni opposition bi moom Macky réduire neel na bon yaakaar naa ne opposition Macky mu ngi déroulé actuellement boo gisee plan vraiment station sociale bi temps yi loolu moom mooy opposition Macky ak képp ku yor réew aussi sa opposition bu njëkk mooy la nga waroon def te defoo ko loolu moom mooy nekk ak loo ko opposé ak loo ko opposé te fekk na la muy def mu di ko def sa opposition du sori mais tey jii Macky Sall gis nañ ne ak tële gu mat sëkk si moom te alors ci nan la tëlee te mi ngi defar ci bopp réew mi moo tële wala yéen ñi nekk ci opposition bi yéen a tële léegi boo leen ma posé question da ngeen di xaar ba ma daaneel waaw daaneel la sa galgal bee yàgg da ngaa yàgg galgal te doo daaneel ba nga galgalee question bi dafa yàgg ne jàpp benn baat nga bëgg ma waa allez-y waa ñëwal xam naa da ngay déglu ma débattre parce que man li may débattre galgal bee yàgg nag doo conférence de presse bàyyi ngay conférence de presse yow bañ la joxee caxabal bi léegi dafa yàgg boo leen ma laajee il faut que da ngeen may déglu waa léegi continuer yaa ngi caxabal aja alors ñëwal waa eggale Macky Sall li tax mu tële moom mooy que la mu waxoon askan wi dara la si defu parce que moom dafa ne woon bu ñëwee dana yokk réew mi li waxoon na ko wax sa xalaat liggéey mais ba mu ñëwee alors si àggali liggéey Abdoulaye Wade dong la fi amul benn chantier c'est très normal voilà amul benn chantier boo xamante ni moom si boppam moom moo ko taxawal bu moyee jam ñaajo defaru ko non bu moyee li nga xam ne moom defarul jam ñaajo mën naa la wax li mu fi def nouvelle ville de jam ñaajo mën naa la wax li mu fi def waaw li mu def alors si jam ñaajo waaw moom mooy mbaar mi mu tuddee Abdou Diouf moom la fa def pont de l'émergence ku ko defar non pont bi ba léegi àggu xoolal fii VDN bi boo fa rombee gaa yaa ngi liggéey pareegul amee ay dafa bënn temps rek kon parewul dafa bën noonu kon Macky Sall gisuma benn procès boo xamante ni àgg na fi xeer yi mu tegoon si vraiment 45 départements yëpp alors bi waame bi ñëwee dafa dem fi mu nekk nii dafa war a tegaat yeneen i xeer te tegaat yeneen i xeer temps bi du ko may parce que alors li ko desee 12 mois la 12 mois nag vraiment di fi teg xeer xaju fi mais yéen xam nga loolu moom moo tax tële gi ki nga xamante ni tële na ko yow gis nga actuellement alors en syndicaliste yaa ngi nii ñu taxaw actuellement en Amadou Diallo day wëndeelu non mooy wëndeelu man sama question li ma la laaj defal ndànk rek yaa ngi développé rek mais li ma la laaj développé wu fi dara de parce que yéen bu fekkee Macky muy wëndeelu bu fekkee président Macky doxalul yoon waaw opposition bi rôle am aussi def ko rôle am mooy di ko rappeler la mu war a def mais di weñ loxoom mu def la mu war a def mais yéen defu leen dara dooru leen fayu leen pousse leen ku daanu opposition baa ngi wax lu muy wax lan ngeen alon yéen mosu leen a marche bi ñu leen sànnee lacrymogène genn wàll gi dugg RTS boobu ba nëga ni génn ba max leen
te yow kenn du la gis ci marché yi yow kenn musu laa gis ci marché yi Amadou Diallo. est-ce que yaakaaroon ni opposition bi war nañu xoolaat seen bopp pour mën a jàkkaarloog président Macky Sall. opposition bi ñu ngi def seen rôle c'est-à-dire opposé dafa am temps bi nga xamante ni fa nga war a taxaw si mbedd mi nga xamante ni askan wi yëg nañ ñoom itam métti jàmm nga ñun bon parti démocrate du Sénégal bi muy door a jógee si pouvoir bi bu taxawee si mbedd mi lan lañ koy wax yéen a fi indi woon problème yi yëpp duggaat leen mais léegi nag bu ñu demee ba nga xamante ni askan waa ñi commencé rëccu di rëccu li fi nekkoon comparé ko ak li fi nekk léegi boobu temps bu ñu wàccee danañ mën a ànd ak askan wi jàppale leen ci jafe-jafe yi ñu nekk gis nga yow ñiy jaay gerte ngi nii actuellement seen i gerte yëpp a ngi si waaye ci di tax la jëm jërëjëf Amadou ci jaay dem ci waa Caaroy Gaar dinañ ñëwaat ci yow may ñu Amadou ñu ñëw Caaroy Gaar ñu ñëw la ëpp jafe-jafe Caaroy Gaar man de Caaroy biti man mënu maa xam man Caaroy pour man marché la Caaroy marché baa ngay watatu rek léegi nag ñu ne Caaroy marché ba dugg na ca camp ba loolu mooy njaaxal genn wàll camp ba defe naa ni marché ba jël na ko defe naa ni yéen loolu mooy li nga xamante ni bii mooy seen jafe-jafe lan mooy problème bi lan mooy problème bi waa Caaroy Gaar maanaam lu ñuy def lii sax bariwut di contester ndax ñun ay républicain lañ ay contemporain lañ donc dañoo bokk ci dëkk bi ñu xëy suba dégg ne président de la république Macky Sall def na benn décret ndax su ngeen xoolee projet TER bi dafa war a jaar biir Caaroy te suy jaar Caaroy il faut mu am ñu jóg donc marché bi day jóg population bi tamit ñu bari dañuy jóg président Macky Sall def benn décret 2017-94 daal ne comme marché bi day jóg da koy jël dugal ko ci biir camp Caaroy ci biir camp bi ci biir camp militaire bi def benn décret 7 hectares pour ñu tabax fa benn centre commercial pour ñu jël marché bi dugal ko fa pour ñu mën a libérer emprise bi bon ñun ba ñu déggee loolu ñu gëstu ko saytu ko xool est-ce que loolu am na pertinence wala amul pertinence bon waa Caaroy gëm ne loolu amul pertinence lu tax amul da pertinence ngeen ci gisul seen bopp wala waaw d'abord ñun décret bi dañoo xëy gis ko amul benn waa Caaroy boo xam ne consulté nañ ko ci peut-être le maire ndax ba ñuy dem ba commerçant yi dem audience ci président Macky Sall yi moom jotoon nañ ko yóbbu moom mu cautionné loolu ndax vraiment nag président Macky Sall jàppale li ma écho yu ma am yëpp mooy ba ko commerçant yi proposé loolu ne ko ñun comme marché bi day jóg te bëggu ñoo jug fii bëggu ñoo génn Caaroy suñoo soyoon nga defal ñu marché bi loolu de duma ko mën tant que seen maire ñëwul ñu ne ko maire baa ngee mu laaj maire bi foofu tamit maire bi waroon naa am dayoo ne ko maire bi mooy kan Babacar Sène boobu waroon naa am dayoo tamit ne ko bàyyi ma dem laaj sama conseil municipal mais fu mu toog noonu la valider projet bi ne ko effectivement waa Caaroy soxla nañ marché or que Caaroy soxlawuñ marché Caaroy soxlawuñ waaye marché itam li ngay wax xam nga marché yow yaa soxlawul Caaroy soxlawuñu marché non maanaam waxin la maanaam Caaroy tey li fa jot a am ci dafa doy sëkk li fa jot a am la fa jot a am ci marché bu mag bu marché am na waxuma la marché bu mag ay marché ki marché la am Caaroy yëpp bañ nañ ko tey Caaroy désordre bu fa am yëpp marché moo ko waral nit ñi bañ ñu marché dafa fekk ne commerçant yi tey ñuy bëgg a tabaxal centre commercial en 2003 Abdoulaye Wade jotoon naa def loolu ci biir camp bi jëloon na centre commercial bu mag 7 hectares tabax ko ba mu pare en 2007 waxtu bii tey commerçant yooyu di wax waru leen dugguñu fa ba tey dugguñu fa dañ fa bañ a dugg loolu tamit problème la parce que ni muy marché ndax kenn nekk fa dañ ko tëj non am na ñu jot a nekk mais presque ci biti lañ nekk ci biir kenn nekku ci biir déet loolu mooy problème bi c'est que kii ñoom c'est que ñii li ñu leen li ngeen wax dëgg la parce que mënuñu nangu marché bu ñu tabax ci biir foofu ba noppi demuñu tuxal leen fa béti ba noppi nag ñu daa dee wëlbati ko bëgg a tabaxaat beneen pour daa dee nanguwaat patrimoine foncier loolu du yoon loolu lu am importance la léegi marché bi nga le centre commercial bu njëkk bi nga xamante ni occupé gun ko lan moo waral ni gars yi toxoogun fa waaw nee nañ centre commercial bi luñ ko tabaxee moo baaxul kon dafa dëng norme yi baaxul ñu ne leen niñ ko tax ñu ne leen comme baaxul balaa ngeen koy bàyyi jinax yeeg kañe yi mais daanal leen ko defar ko bu rafet bu baax commerçant yi ngeen fa war a yëkkati ngeen def économie foncière ndax comme suuf dafa jafe ci réew mi balaa ngay pàccal fu ne ko defar ko mu baax wala ngeen daanal ko yëkkati ko yéen kan ngeen wax loolu
ñun def nañ ko suñu mémorandum wax nañ ko autorité dëkk bi. léegi ñoom lan lañ leen wax. waaw ñun problème ba mu amee. jot nañoo gis suñu maire Babacar Sène waxtaan ci ak moom. moom mu ne lii ànd ci. mu ne te moom moo validé. mu ne ànd ci. non mais maire bi moo mën a tappale. waaw ñu ne ko léegi yow àndoo ci. te validé woon laajul ay conseil. waaw ñu ne ko àndoo ci. mais génnal fësal ko. mu ne loolu dinaa ci laaj sama cabinet ndax man damay politique. ni que daal. waaw day laaj cabinet day laaj waaye ba muy signé. laajul cabinet daa yoxu su gars yi. d'accord kon baax dem palais mais boobu tamit dafa jàppoon ne. su président di def décret. da koy def ci turu commune de Thiaroye. président nag daal di koy tëb daal di koy zappé. def ko directement ci ville de Pikine. loolu nag xaw ko metti nag. mu jàll ci Timbo. waaw mu jàll ci Timbo loolu nag xaw ko metti mais ñemul. waaw léegi yéen bu fekkee ne li ngeen di xeex nii yëpp saa yi dara sottiwu ci léegi yéen nan ngeen fas yéene def. da ngeen di non saa déedéet. non dama ne léegi yéen nan ngeen. fas yéene def bu fekkente ne bi li ngeen di wax yëpp dara sottiwu ci. ñun daal boobu ba léegi ñoom ci xeex bi mun leen ci dara. non état xeex bi tamit tàngul ah. non état dañ koy raisonné rek dañ koy wax ne ko da ngaa juum. lii nga bëgg a def du noonu. ñun ay Sénégal lañ état bi mooy ñun. budget Sénégal ñun ñoo koy cotiser. bañ nañ ko lépp lu ñuy signé état du Sénégal mooy signé état du Sénégal ñun la. état bi jël na décision dañ koy xamal ne ko décision bi nga jël baaxul. te waa Thiaroye d'accorduñ ci. décision mënoo ko jël d'accorduñ ci nga koy continuer. ah bon ñun déjà wax nañ ko fu ñu dem loolu lañ leen di wax. mais dëkk bi commerçant yi ci dëkk bi lañ xam nga c'est que li ngay wax ne dëkk bi béti benn partie ci dëkk bi mooy ñi amut place ci marché ba mooy ñiy jaayut yéen ñi jaayut mais ñay jaay ca dëkk ba lañ dëkk. waaw Thiaroye te ñooñu nee nañ ñoom liñ bëgg mooy Kanca parce que Thiaroye bi ñoom foofu ñu bëgg dafa mel ni moo gën a placé. parce que xam nga jaaykat tamit day soxla place. béti xam nga loolu mooy li nga xam ni mooy seen problème. waaw ñoom c'est vrai am nañu dëkk Thiaroye yàlla amuñu benn problème ak commerçant yi. ndax it ñun suñu sañoon commerçant Thiaroye yi ñu am bërëb yu baax fu ñuy liggéeyee. mais commerçant yi indi problème. waaw mais nag problème dafa am tamit ndax mënoo fekk terrain boo xam ne ñeneen dañ ko doon utiliser tey marché Thiaroye rek soo fi bëggoon def terrain basket mais ñoom dañuy bañ. kon yéen basket ngeen fay def. non dama joxe exemple dama bëgg a wax ne terrain boobu tey ñu jël bëgg fa def marché. terrain bi lan ngeen fa bëgg a def yéen. terrain bi dafa am la fa nekkoon. lan moo fa nekkoon. terrain boobu tey soo xoolee stade de Thiaroye yi. école de football yi fa lañ doon defee seen sport. élèves yi def EPS. fa lañ daan defee seen EPS. tey jii tey. yow kon nekk loolu tax ngeen di tere marché yéen. déedéet non da ngeen ne ma lan moo fa nekkoon. doxul li ngay wax ni stade de Thiaroye kan moo ko déggati. waaw xamul tax doxul Thiaroye amul infrastructure sportive bu baax. terrain baa nga fa yéen a ngi fay entraîné. ban terrain la ñuy entraîné gannus googu nooy na ngay amee performance. waaye yow gannus gi bañ nga ñu def fi marché. mënoo faa football léegi yow looy critiqué ci gannus bi kon. tax stade Thiaroye mënul am performance. parce que toutes les conditions ne sont pas réunies pour ñu am performance aussi day ànd ak. mais nii yéen léegi seen taxawaay lan la. waaw ñun fu mu nekk nii dañuy marché la ñuy bañ. wax président de la république mu annuler projet bi. projet centre commercial. waaw lu tax mu jël commerçant yi war a jug ci marché bi. comme que 985 lañ. dina arrêté marché dina arrêté projet boo xam ne commerçant yi war koo voter loolu def ngeen xalaat na. voilà léegi nag foofu soit moom. entre tey waa Thiaroye population bi ñoom ànduñu ci lu muy def. marché moom mooy xool léegi maintenant commerçant yi ci lañ laa la wax. non am nañu ci bokk. mais tey 90% commerçant yi. dëkkuñu Thiaroye dañ fay xëy si rek. tey nag waa Thiaroye comme du waa Thiaroye bëgguñu ko. et puis waa Thiaroye lu ñu proposé dafa baax nañ jël 985 commerçants yi war a jóg dugal leen ci centre bi. ñooñu duñ fa dugg buñ fa duggee seen client dootuñu ñëw. wala boog laaj yi fañ ko suul fële ci marché bi. danañ jékki-jékki daal di lem seen bagage wutali centre commercial boo xam dara wóoru ci loolu c'est pas sûr. waaw wala boog ñu déjà camp bi yaatu na. am na beneen espace bu baax bu fa nekk. nañ fa tabax centre commercial bi. waaw man yéen a ngi naan camp militaire xanaa militaire nekkatuñ fa. waaw camp militaire bi. soo xoolee en 2002. le président Wade dafa jëloon benn décret. am benn partie boo xam ne daf ko démilitariser. camp bi ci biir la fa am dafa bari. hôpital Pikine bi ci biir camp bi la nekk. am na 2 CEM ya fa nekk. am na 2 écoles. am na centre polyvalent naka ngay jëlee dafa def beneen espace moom la ñuy wax nii ñoom. tey naka ngay jëlee marché lu doy na marché tey jii ak marché désordre bu ci am tey nga bëgg ko def ci buntu hôpital bëgg ko def ci buntu école. àndut marché ak école ak yooyu àndut. bàyyi leen waa kii ba kaas. waa hôpital ba yéen bu leen ci taata fantoloo. non ñun ñoo fay fajoo ñun waa Thiaroye waa Pikine waa Yëmbal ñun ñooy dem ci hôpital bi. tey ji tey doomu Thiaroye tey ñooy dem jàngi ci lycée bi. mais ay jaaykatu banaana dañoo mënta nekk noonu ci buntu bi bu ngeen di
naana ak ay pomme ak orange ak et cetera am déet waaw yow waxal loolu mën nañoo nekk ci buntu bi nga ne waruñu fa am. en tout cas marché moom. camions yi dañ fay ñëw. dina am pollution sonore dina am poussière dina am désordre. waaw loolu yëpp moom dina fa am moom. tey loolu àndul ak infrastructure sanitaire. yéen daal yéen da ngeen di xeex pour annulation projet bi. wala boog ñu déplacé ko. waaw wala ñu bu ñu déplacé choisir. mais est-ce que am nañu espace beneen tamit. am na fan. am na fan tey soo xoolee déjà. war nañu mën a am ci camp bi. tëggewuñ ko noonu dafa war am aménagement bu rafet. tey am na foo xam ne fii commerce lañ fa war a def. tey foofu lañ ko woon def benn ëpp commercial. d'accord tabax fa centre commercial bi mu jàkkaarloog terre bi. xam ne tout ce qui est commerce day dem benn côté. ça tout ce qui est jàng. éducation dem benn côté. tout ce qui est santé dem benn côté. mu am benn organisation bu baax ci biir camp bi. d'accord mais désordre bu am ci camp bi day war di lëmb rek ba président fekk leen fa. ayca mel na ni am nañu beneen gan saa voilà dañuy dem Modou. àndal tampon. ñu daal di soog a. dalal sunu gan gi nga xamante ni gi moom la ñuy wax sunu xur dabb bés bi. Kazi MC. Kazi MC. Kazi MC li ngay clash nii lan la. Kazi MC. ñu ngi lay nuyu di la dalal. asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum Walfadjri. ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di rafetlu invitation bi. di nuyu aussi ñi ñuy seetaan nekk ci biir réew mi ak ñi ñuy seetaan aussi nekk bitim réew. MC Kazi. rappeur la Fatick laa dëkk. Fatick nga dëkk waaw mais li nga wax nii ci Fatick saay Kazi xas gi maanaam da nga xas autorité Fatick yi. ñi nga xamante ni ay directeur lañ ak président ñooñu ñëpp da nga leen a xas ne li Fatick am yëpp te terewut y'a rien dara amul ci li nga xamante ni tuddee Fatick. loolu mooy li nga xam ni moom. Fatick neex na. waaw. ba président Fallou ba waaw nee nañ Fatick moom gongo. morceau bi nu mu tudd. morceau bi déjà c'est le titre morceau bi. morceau bi tuddul Kazi nee na tuddul Daaru Salaam nee na mais Fatick nee na la tudd. d'accord Fatick nee na. waa Fatick kon yow daal da nga ci boole Fatick yëpp ni ñoo wax loolu. waa Fatick ci boppam ñoom ñooy wax. am na ñooy tooñ. waa Fatick ay wax. waa Fatick ci boppam ñooy wax. waa Fatick am na ñu fatigué wut. déjà tey bu ñu ñëwee ci côté. ci côté figure de style ci côté ni ñi nga xam ne tey maîtriser nañ poésie. waaw dinañ comprendre li may wax. Fatick laa def nit daf ko jëmm nit wax ak moom. Fatick ay wax wala waa Fatick ay wax. Fatick ci boppam mooy wax. d'accord. Fatick nee na la son bi tudd. Fatick nee na. Fatick nee na. d'accord donc ma ne Fatick yow. par rapport ak 13 régions yi nekk Sénégal. mais yow régions yi yëpp a ngi dox seen soxla. ñii ñëpp a ngi naaw ñëpp a ngi daw. mais bi léegi Fatick dañ gis ne ba nga nekkee Fatick ba léegi bougé woo maître. lan mooy sa problème. Kazi ma ne ko mu ne ma foo laal ci man day métti côté infrastructure tey du benn usine bu nekk Fatick côté infrastructure booy mënuñ xëy mënuñ gont aspect culturel tey ñun artistes yi pour ñu enregistrer il faut nga ñëw bi à Dakar te le ministre de la culture dëkk Fatick côté assainissement bu tawee benn yoon dëkk bi day doy waar côté santé tey hôpital régional Fatick mu ngi nekk R1 ku wax R1 wax route nationale 1 ku wax route nationale wax accident yu bëri personnel bi doyul léegi mu ngi am problème scanner fi mu nekk ni boo amee yenn jafe-jafe yi dañuy obligé yóbbu la Mbour wala ñu yóbbu la Diourbel ci région bu toll ni Fatick ma ne man artiste la porteur de voix la rap laay def war naa mën a waxal sam population. d'accord léegi yow kon Kazi da nga bëgg a wax daal li Macky Sall defut dara Fatick ak li mu nekk tamit doomu Fatick yëpp daal def fa dara. ak ñi mu lim déjà ñun Fatick dañu am sens am président. am sens su am premier ministre mu dëkk Gossas. am plus de 89 nominations biir Fatick. yaa ngi dégg. kenn mënul gont man nag ma ne man comme porteur de voix la man dama war a waslu àq man sa message moo gën a gaaw a dem. lii métti na population bi tey boo wàccee Fatick. quartier bu nekk ñu ngi fa takk ay morceaux yu xonq chaque jour nga dégg conférence de presse ñëpp ci suuf lañ koy wax kenn ñemewu ko wax ci kaw. parce que conférence de presse lan politique yi ñoom ñoo koy def. waaw c'est ok parce que ku nekk da ngay créer sa clan. wala ne yow yaa fi nekk. dafa bëri ay clan. clan yu dul jeex. clan ñan ak ñan. mais ñan ak ñan am na tur yu tur. déjà tey ñoom. ñun tey bu fekkee. yow rappeur guerrier nga wala rappeur kii. non bu fekkee tey ñun suñ doole tey. suñ doole tey ci loxo Matar Ba la nekk. ak Cheikh Kanté. te ñoom ñaar mënuñ defante day feeñ ci dëkk bi. ñoom ñaar jubóowuñu. tey Matar Ba. Kazi xaaral. Matar Ba ak Cheikh Kanté jubóowuñu. jubóowuñ seen biir. d'accord eggale. mais loolu duñ ko won sénégalais. donc ñun ñoo nekk Fatick dëkk bu nekk ak ay réalité am
ñun ñoo nekk Fatick xam réalité yi nekk Fatick li ñu war a woon population bi ci kaw dañuy nax masqué mais kasi defal naa bu ñu def affaire rappeur quoi c'est que day déglu tamit bu ñu la laajee nga daa dee tontu kan moo la wax ne la Cheikh Kanté ak Matar Ba jubóo wuñ foo ko teg mais déjà ñun man déjà élection yu am Fatick ñun ñu ngi fa waaw yaa ngi dégg tey dañuy teg ay portrait tey taf ay affiche u benn koñ tey bu ñu duggee Daaru Salaam taf ay affiche u Matar Ba waa kër Cheikh Kanté dañuy ñëw teppi ko taf seeni affiche ngeen ciy teg seen bët ñu ciy teg suñu bët ñun ma ne man parce que waa kër nga wax maanaam ñi ànd mais entre ñoom ñaar personnellement voilà li mu bëgg a wax mooy dala wax ndax ñaari nit ñi dañu mës a am affrontement wala dañu mës a kenn ku nekk ñu am benn organisation politique ñu ñëw ñuy defante waaw mais loolu dafa leer loolu moom ñëpp ci teg seen bët Matar Ba du organiser ba Cheikh Kanté ñëw ci Cheikh Kanté du organiser ba Matar Ba dem te ñun suñ doole ak suñ baat ci ñoom la parce que ñoom la président dooleel biir Fatick ñoom ñoo waroon jàppale population bi man ko su amul ñoom ci seen biir day feeñ ci population ku nekk créer sa clan doxal sa bopp day xaw a doy waar loolu taxul ñu fal leen dañ leen fal pour ñu jàppale jeunesse bi dañ leen fal pour ñu respecter population bi dañ leen fal pour képp koo xam ne nii soxla nga leen tey wala am nga loo tey loo war a jooy président dégg ko nga jaar ci ñoom xam nga ñii li ñu yow li nga wax lu garaaw la bu leen ko tàccu béti kii yow saay li nga wax nii xam béti la moo tax mu wax la waa ji li mu wax lu garaaw dañ leen fal pour ñu jàppale askan non Matar Ba dañ ko fal Sénégal yi pour mu taxaw ci sport Sénégal pas doomu Fatick Sénégal Cheikh Kanté bañ ko joxee port pour mu liggéey port bi la léegi ñu jox ko ministre de l'émergence yaa ngi dégg loolu lañ ko jox mais pas pour ay doomu Fatick muy yëkkati kii di leen defal ak yooyu ngeen di gundaan daataka waaw mais Sandio xam nga ne erreur bi Macky Sall njëkk a def moom mooy cumuler fonction Matar Ba jox ko def ko ministre des sports ba pare yaa ngi dégg def ko ministre des sports ba pare def ko maire Fatick moom mooy maire Fatick actuellement non su ma nee def ko maire Fatick lépp tey déglu ma ñun ci suñ bopp tey parce que tey bu fekkee ñun ñëpp xam nañ histoire sport ni mu demee dafa bëri ay branche mbër yeeg seen histoire fële football bay whatever Sénégal tey qualifié na tey Matar Ba mënul am jotu Fatick man loolu laa lay wax mënul am jotu Fatick waaw mais ñi nga xamante ni ñooy adjoint yeeg ñeneen lan la ñuy jariñ foofu non wax dëgg fa yàlla population Fatick tey gisuñ non mais parce que moom mooy waaw mais parce que moom mooy jiite responsabilité Fatick tey ci loxoom la nekk parce que administration noonu lay fonctionner c'est moom mooy le premier magistrat de la ville loolu kenn werante wu non defal naa ko c'est que maire Fatick xam nga maire Fatick kii bariwul koppar yi bariwul parce que ressource parce que li mu wax nii mooy wane ni amul ay fu muy génne yaa ngi dégg maire yi fii ay marché yeeg kii daanaka lañ yaakaar pour loolu ak ay amul ay société li mu wax mais Fatick amul yooyu yëpp donc en tant que maire Fatick mënu fa def lu bari mais buñ la falee bi ñu fi nekkee maire Fatick lan la fa def mais buñ la falee maire yow buñ la falee maire tey da nga war a lijjante ay partenaire loolu yow yaa ko war a liggéey waaw loolu yow yaa ko war a liggéey kon daal yow bu ñu jàppee ci li nga wax autorité yi fa nekk yëpp defuñu fa dara amul leen terrain amul leen hôpital amul leen ñun déjà ñun artistes yi pour ñu enregistrer il faut nga déplacer wu ñëw bi à Dakar yaa ngi dégg sonorisation loolu bëri na région yi ñuy ñëw man miy wax ak yoon yi man miy wax ak yoon yi chaque décembre damay teg concert bu mag ci stade bi concert sama buntu kër laa ko doon def dem yàlla sutura ban stade yow stade Massène Sène bu Fatick da nga koy feesal yow chaque année ma teg ko yow da ngay feesal stade bu Fatick ma teg ko chaque année ma feesal waaw non defal ndànk léegi yow da ngay feesal stade bu Fatick waaw te pourtant ñaata personne la ñaata place te pourtant concert yi sama buntu kër sama buntu koñ laa ko tàmbalee waaw ñaata place la mais yow sa discours bi est-ce que amul beneen politicien bu nekk sa gannaaw parce que ni ngay waxee nii discours politique la de waaw mais déjà xam nga ñun tey am nga foo bokk man li ma gëm moom mooy avant kenn di ma jàppale man damay jàppale sama bopp mais dama ne am na parti politique boo adhéré non amul benn parti politique bu nekk sama ginnaaw man politique uma rap laay def ku wax rap aussi waaw mais xam nga déglu ma population dem stade dem xam nga da nga ko doon def sa buntu kër bétti mu dem ba koy def stade le fait que nga koy def stade am na politiciens yoo xam ne ñu ngi sa ginnaaw di la jàppale waaw mais déjà tey
déjà tey ma ne bul daw waxal waaw wala déet ma ne concert bi sama buntu kër laa ko doon defee dem na ba xëjatu fa ma yóbbu ko ci benn lieu bu tudd Berge du Sine dem na ba xëjatu fa 2 ans léegi stade laa koy yóbbu. waaw mais booy def concert boobu am na politiciens yoo xam dañ lay jàppale. waaw mais déjà tey xam nga ñun Sénégal dafa am nu mu bindoo. depuis xoolal kasi bu ñu jamonoy Senghor wuyu ma. yow doo underground dafa may budget yoo xam ne dafa may budget yoo xam ne état bi da ko voté. ñun ci mairie ñun artistes yi ñun ñoo ko moom ak ASC yi. da ngeen di jël li ngeen moom tey d'accord loolu foofu la ñuy jaar jox la ko. man ma am papier yi ma war a am NINEA am registre de commerce. c'est normal fonds yooyu noonu. d'accord kàccu leen ko bu baax a baax. moom mooy ñu ngi am ci moom mbégte ak kontante. jóge Fatick ñu koy remercier bu baax a baax muy koo xamante ni nag nee na bëri na lool ñun fa fal waaye defuñu dara ci dëkk ba xam naa ni ñu ngi lay dégg xëy na dinañu changer tëbin ñu ñëwaat ci Ali borom social shopping ñu gën a xam ni nga ne léegi groupe la groupe 2S comme li ma la waxoon au début rek waaw au début bëriwuñu woon waaw ñett ngeen mais léegi moo tax ngeen def ko groupe ba am na ñoo xam ne ñu contacté pour ñu jëm lañ jaay suñu plateforme ñu ne non ñun jaay tax ñu di wax dëgg yàlla bien sûr bari na duñ tudd tur quoi liwal kenn ñu lay dégg ñu lay dégg ñu lay dégg ñu may dégg Ali bàyyi sa yokk xolam bi Ali bàyyi sa yi ngay dégg kenn waxul la jaay mais murid lañ ci murid di fen bu ñu indil gàmm wala ñoo nekk murid yaa ngi dëgg laa lay wax dëgg laa lay wax gis nga dëgg laa lay wax li ngay def ni li ngay def ni mi ngi mel ni fi mu toll ñun la yow virus la nar a nekk xam naa baax li ma lay wax xam naa baax li ma lay wax xam naa baax li ma lay wax suñu virus de dëgg ma ñun ñëpp ay taalibe lañ dugguñu ci angle boobu yaa ngi dégg angle bi ñu dugg mooy ci li nga xam ne moom nga wax ne dañ la da ngay tëmbal parce que dañ la wax ne la indil ñu benn preuve mënoo ñu pour tur jàmbur dëgg yàlla ci ñu bëgg ngeen jaay leen plateforme d'accord mais am ngeen ay partenaires ñu gën a ñor mooy dañu xool Sénégal xool actuellement su moyen dafa bëri te boo xoolee entreprise yi nekk yu mag yi mënuñu jël sénégalais donc loolu moo ñu gën a poussé ñu mettre plateforme ba nga xam te ni dina mën na recruter si domaine yëpp d'accord mais am ngeen ay partenaires quand même waaw am nañ partenaire bi su mel ni suñu premier partenaire ESTM la parce que suñ série bi war a lancé parce que ñu aussi dañuy liggéey si domaine cinéma gis nga yow da nga ñëw ci émission dañuy liggéey si domaine cinéma aussi dañuy liggéey si domaine cinéma am na tuuti am na boo xam ne def fi dara non ni ñu ko démarré maa ngi projet la rek cinéma non suñu directeur artistique mi ngi nekk juri la te bientôt ñu ngi si casting war nañ terminé te buñ terminé dinañ mettre en place série ba nga xamante ni dina neex Sénégalais bien sûr bu fi def ay série non xam nañ fi nekk donc bu ñu indi dina neex Sénégalais trop dina neex Sénégalais trop maa la ko loolu dina neex Sénégalais bien sûr donc yéen à part groupe bi nii lan ngeen am ay yeneen aussi ñun dañuy liggéey wax ni yow yaay premier africain. non loolu tegal noonu Amady doon naan ataay non bu xamoon kon doo ñëw. am boo noonu naan ataay jëlal guux ñam jëlal guux ci wallaay bu ñu jege dictature la amul acaf naana da ngay guux Modou nga neen Amadou wane ko guux na li nga guuxal ñëpp di la xool Modou def ko guuxal waaw émission dictateur waaw dictateur émission dictateur waaw ñoo tey yow donc à part suñu projet yi liggéey mooy li suñu cinéma aussi dañuy créer ay application ay site internet dañuy créer ay installer réseau gérer sécurité réseau bi aussi tamit département bi am na ñi nga xam ne ñoo gérer lépp lu jëm si wàllum communication management ku ko diriger d'accord donc saa ñu jàllaat ci di tax bi tuuti mu mel nii non xam nga am na waaw mais comme que li mu expliqué si ditax bi xam nga expliqué lu am solo mais dama bëgg parce que ñun syndicat dañu am problème marché syndicat béti xam nga marché syndicat xam naa ko sama kër maama nga fa vraiment yàgg nañ ñoo dégg ne dañ koy tuxal ne marché syndicat dinañ ko tuxal sonal na ñi nga xamante ni ñoo dëkk ci alentour waxoon nañ ni sax géej ga fa lañ ko bëgg a yóbbu mujj gi waxoon nañ far nañ fa def tëli foofu moom kenn xalaatutu fa marché syndicat parce que léegi autoroute ba moo fay jaar mais marché syndicat ni ngeen xamante ni bi noonu ngeen nekk noonu nga xam ne askan wi parce que ñoom askanu syndicat ñoom ñoo waroon a njëkk a jóg ñaxtu waa Caare yi ñuy jóg waa syndicat ñoom ñoo ñu dëkk population riveraine yi bu xaal amee da ngay gis xaal ya wasaaroo mais tasaaroo xaal yu ñu ubbeek yu ñu kii comme mais nag saa gis naa borom kër yi dégg naa ñooy luyee seen buntu kër yi de borom xaal
xaalee la muy daaru maanaam daal marché bi problème bi nga problème mu marché syndicat ak insécurité bi ak yooyu yëpp nga ñëwoon ñu ci yéen lan ngeen ci moo ci seen i jéego ak seen xalaat à part di tax bi nga dëgg béti dama bëggoon 30 secondes rek ma tëj point di tax bi d'accord waaye wax nga dëgg sax bi vidéo bi jàllee ñaata ngeen perte à peu près waaw loolu war na ci ñëw waaw parce que damay wax ni ay sénégalais lañu di tax bi ñu ciy liggéey fii la ñu juddoo fi lañ màggee fi lañ yor seen jabar yor seen i doom ak seen i kilifa yi leen yàlla booleel te yaakaar ci ñoom ñooñu ku leen jàppale wut wala leen a lor te lii nga xamante ni dañ koo def ci réseaux sociaux bi ay nit def ci ay émission ci seen i télé ak seen i rajo lum ñu yàqalu defaroon ñu ko ndax ci semaine boobu boo dee xool li ñu bi ñu recensé li nga xamante ni moom la ñu recensé ci Touba la fa desoon recensé ko Diourbel recensé ko Mbour recensé ko Ndar te benn bu ci ne délégué bi la ñu woo ñaata pañe moo fa tege ak lisaani mi ngi nekk 213 pañe 213 pañe boo ko xoolee ci pañe 45 000 mi ngi nekk 18,575,000 ci semaine boobu yàqule ci semaine bi nu waxee loolu yàqule nañ ko d'accord loolu ma li fu ñu ci dem li nga wax ne moom nga dese bi ñu ko xoolee lépp 213 damba la 213 damba par 45 000 mi ngi nekk 18,5 parce que nit ñi ñoo ragal a jënd waaw ñoo ragal a jënd te dara amu ci finalement di tax ba yàqu seen mais c'est que man bétti man ko bu di dem di def samay ji di jaay kenn musuma wax dara est-ce que war naa mën a dégg ci réseaux sociaux rek bàyyi di tax ça est-ce que xam nga parce que man war naa mën a wóolu man kii di ma jaay dégg xamoo olof daf ñu la dañu ne ñun dañuy dégg téel rek ne damm na sénégalais loolu mooy problème day dégg téel rek ne damm na te gis nga xaalis boobu parce que gis nga li ma la wax noonu parce que ñoom moo doon nii chaque jour dañuy naan tax Modou Ba waxal keneen yow nag fii chaque jour ñu naan sa waxta ba bàyyi jaamur waxal moom saa bu wàccee fa lay jaar waaw doo ma bàyyi moom xam nga Modou sax day naan mais moom jaar jënd yóbbu dégg nga gis ni xaalis boobu tey am na ñoo xam ne ñoo moom seen xaalis mais am na ñoo xam ne ci banque yi la ñuy dem di jël dem leb ñu lebal la nga dem jënd imagine nga dem ci banque ñu lebal la nga dem ba àgg jënd dikkite ko bagage bi yàqu banque bi di la topp banque bi xamul loolu moom xaalis rek la lijjanti beneen ba ci des mooy ñii toog ma ànd ak ñoom ñi ci ëpp ay coxeur lañu maanaam su ñuy coxeur mooy ñi nga xamante ne bagage bi su jugee Casamance wala mu jugee Gambie wala mu jugee Guinée ndax ci ñetti dëkk yooyu non suñu ñëwee ñoom lañ koy wàcceel ñooy fay transport oto bi fay juuti bi ba pare jaayal leen suñ paree ñu génnee seeni fere jël seen commission versé leen ñii tey ji fi mu toll nii demuñu Casamance demuñu Guinée demuñu Gambie mais ci ñoom la gën a métti ndax bagage bi jotoon a ñëw ñu jox leen ko ñu dugal ko fi mu toll nii ba nëga ne mënuñoo encaisser xaalis boobu day métti ci ñoom bu ko defee nag boo ci amee baana boo xamante nii xamul ni jafe-jafe ñëw dafay wax ne coxeur bi jaay na sama xaalal lekk na ko te fekk na lekk ko coxeur bi joxe na bagage am mais bagage am kam ko jox mënu koo jaay ba mënu ko verser pour loolu beneen problème la boo xamante ni mbir mi teg na leen waaw teg na leen d'accord may wax ne baana yi nekk Gambie baana yi nekk Guinée baana yi nekk Casamance nañu xamante ni ñuy wër su gor bu leen gisee na leen jàpp d'accord kon léegi li yow li ñu mën a jàpp ci développement bi mooy ñëpp ci loolu la ñu nekk ñoom li ñu ci mën a jàpp mooy ñu jàpp ni di tax bi nekk ci marché bi di tax bu baax la nit ñi mën nañ ko lekk mën nañ ko def jus naan kon loolu intoxication rek la woon ma ngoog loolu kon jeex na ñu jàll ci beneen ma ngoog kon wax nga ko léegi ñëwal ci point marché bi jël di tax bi di ko utiliser comme niñ ko daan def ay wax rek la wax parce que moo ñu sonal non moo ñu sonal daf ñoo yàqal waaw d'accord mbokk yi mën ngeen ko lekk dara naw ci yow nee woon sànq dafa weex buy wax rek eggali ay ñu ñëw nag ci situation marché syndicat bu Pikine nga xamante ni ku ko xamul aussi dégg nga ko waxoon nañ fi ay temps dañ koy délocaliser mais ba tey dafa mel ni daal marché bi caaxaan yëkkatiwu ko et puis tamit ñu nemmeeku fa benn insécurité boo xamante ni di nga ci yéen seen taxawaay yéen collectif bi lan la waaw suñu taxawaay mooy marché syndicat dama dégg sànq nga ne saane ñi nga xamante ñoo dëkk foofu ñoo war a génn ñooñu ñun ak ñoom ñoo dëkk depuis 73 marché syndicat 73 mais léeg-léeg da ngeen leen di teg coono waaw ba mu bàyyi ma ñëw 73 ba may judd laa gis syndicat waaw marché syndicat 73 la fa ñëw ba 76 la fa ñëw d'accord bët set nekk tam xarit yaa ngi dégg fu fekk na fa ay kër lu gàtt-gàtt boo ko doon wàññi matuñu fukki kër la ko wër
ak dex la woon am barax ko fekk si yaa ngi dégg dex la woon tawee marché syndicat ndox mi du dem dex la woon d'accord am barax ku am sa xar mu dee wala sa bëy mu dee wala sa ganaar wala sa mbalit foofu la nga doon sotti terrain bi kenn soxlaw ko woon ñun ñoo fa toog mu nekk 3 hectares et demi di ko sëkk ak suñuy bagage di ko sëkk ak suñuy mbalit ba terrain bi tey am valeur ku ko gis bëgg ko nañ jàpp ne bu ko junniy buntu kër wëree nañ jàpp ne ba ñu fay ñëw booba fukki buntu kër nekkuñu fa ñoo ñu fa fekk loolu problème la nag mais loolu ñu bëri xamuñu waaw ñu bëri xamuñu ko waaye fekk si googu ñu fa fekk si teewut ñoom doomi dëkk bi lañ ñun ñi tamit doomi dëkk bi lañ ñooy tuddantey doom ñooy jëlantey jabar ñun ñoo luye seeni kër yi yow dëkk foo fa takkee syndicat nga côté boobu nga takkee déedéet man sama bopp ba noppi nga naan ñooy jëlantey jabar yaa ngi dégg am na ci ñoom ñoo wëlbatikuwaat nekkaat yow labatoo fa kenn nekkaat ci biir marché bi ana daam nekkaat ci daam mi ngi fa nekkaat ci biir marché bi di fa liggéeyaat ñoom loolu ngay wax ñu wër syndicat yëpp kër goo ci dugg ñaar wala ñett ñu ngi ci biir marché bi di jaay moo tax ma ne la dem nañ ba benn famille dañ ñun amuñu problème ak Libériens yi beneen ba ca des mooy tuxu googu ngay wax ay wax la rek gis nga marché syndicat ku xam njariñam dama lay wax ne la gis nga maire bii fi nekk tey buñ ko ne woon dañuy jël syndicat yóbbu ko mu génn département bi dana ko téeg ñaari loxoom ak i tànk ba mattaale ko parce que sous raison la dama bëgg xamante ni marché syndicat du marché Sénégal kese Guinée Bissau Gambie Burkina Faso Côte d'Ivoire Mali ba Cameroun daaw seen ñaari camion ñëw ne li may wax ci télé wax barke alxuraan laa la wax ñoom ñëpp seen fruit fi lañ koy andi ñun dañu toll jamono boo xamante nii mën nañ xëy di recevoir 30 camions par jour camion bu ñëw da nga fay say taxe municipal loolu ban maire moo camion bu nekk ñaata lay fay camion sans départ rek sans départ ci bagage bi ngeen ñun suñuy taxe municipal ñun dinañ toll jamono boo xamante nii dañuy fay 1,125,000 par jour pendant 4 mois par jour pendant 4 mois avril mai juin ba juillet nga xamante ni ci ngay gis màdd mu ne 1 million ñaar yaa ngi dégg 1,125,000 par jour xam nga pendant 4 mois loolu bari na loolu bu ko Fatick amoon gis nga ñun marché syndicat amul problème xam nga marché sa Fatick waaye yaa ngi dégg bu ko rogee nag ñun ñi ngi fay suñu taxe municipal nam ñu war a parce que dañuy fay samedi ak dimanche te administration ku ne xam ne du liggéey samedi du liggéey dimanche kon li ngeen di fay weekend fu ñu koy def non fa la jëm ci ñoom lañ ko fay mais dama laa bëgg wax ne la dara kuy fayeeku bay fayeeku samedi ak dimanche te administration du liggéey samedi mais bu fekkee ni marché syndicat waaw bu ñu fay suñu drôle si ñu lañu war mais defaluñu fa dara waaw d'accord mais yéen aussi bu fekkee xaalis bu toll noonu da ngeen koy dugal fi ngeen nekk war ngeen a mën a xeex pour sécurité bi am fa éclairage am fa leneen ak leneen am fa nga xamante ni heure bu la neex nga jaar biir syndicat traversé Icotaf jëm tali bu bees d'accord daan ci wax gis nga sànq suñu en plus que yéen stade bi yéen a ko uuf waaw d'accord suñu mbokku rapport bële li mu dafa wax bu am solo daf na budget suñ lenn lu ci ne da nga caa am wàll waaw gis nga ñun du ñun ñoo war a jël naan marché bi dafa lëndam dañoo war a uti lampe déedéet te ngeen koy ngeen di occupant yi non dama ne du ñun commerçant yi wala commerçant yi ñoo ko war a def yaa ngi dégg dafa am loo xam ne mairie la war mais bu ko defut yéen a war a jóg ñaxtu fii bu leen joxul dara kenn du leen defal dara gis nga budget réew mi noonu lay doxee non dama ne la budget ñu ngi ko budget nettoyage da cee bokk muy problème mu balayeur amul li ñu war dañuy fay suñu taxe municipal li ñu war mooy suñu jaayee wàcc fa mbalit mi ñoom ñoo war a ñëw dikk ramasser ko mais buñ ko deful ngeen wax mais yow yaay am sa oto misaal mit ku mel ni Aliou Ndiaye mais wala ku mel ni Fini Ngom wala Ablaye am otoom jaay ba pare yow oto bi yaa ngi fay des fois bu dee remorque yi am na ci oto yoo xam ne ñu ngi fay 35 000 am na yoo xam ne ñu ngi fay 16 000 am na yoo xam ne dañu fay ba 60 000 sans départ ci bagage bi nga fay sa taxe municipal jël say manœuvre ñu liggéeyal la ba pare bu ngoon jotee yaay fayaat 20 000 francs wala 25 wala 15 000 yóbbu la léegi yéen lan la leen mairie bi jariñ lan la leen mairie bi waaw état reconnaître na leen pour mairie taxaw leen yéen taxaw yi foog état jox leen seen gën waaw dégg nga beneen ba ca des non ñun suñu yoon nekkul ci état xam nga lu tax mooy mairie fa toogal état waaw mairie d'accord kon man damay wax ni kon kañ bi acte 3 bi ñëwee bu njëkkoon mairie yëpp ñu ngi aju ci maire de la ville mu jël ci suñu marché la fi ma xam ñu jël juróom-ñaari marché yi ëpp doole ci département Pikine maire de la ville da ko jël marché yi ndaw ndawaan yi mu may ko communes yi booba sax mënoon nga ni communes yi amuñu yooyu doole mais am nañ bis mais tey bu ci ne dalaa bàyyi ak sa commune ñun tey exemple suñu marché syndicat damay wax ni ñu ngi fay suñu taxe municipal nam ñu ware problème mu sécurité demew fa noonu parce que suñu xëyee 9 heures ci suba ba 5 heures am nañ ñu mat 3 éléments wala 4 éléments yoo xam ne mairie ñoo leen yebal ñu foofu pour que ay éléments sécurité lañ 3 personnes waaw wala 4 personnes ak marché syndicat ni mu toll ñooñu tey sécurité bi mën nañu bu ñu ne ay xeex wala ay xuloo
wala ay problème bu borom ñu demoon waaw mais sécurité suñ ko dee wax bu baax ci guddi gi ak bëccëg gi xelum bu 5 heures du matin jotee mu jóge këram ñëw jënd si mën a delluwaat teel a laal teel a jaay mais loolu xel mu dal moo la koy may parce que nga xam ne fi ngay jëm am na sécurité mais damay wax ni bu ñuy wër fi gën a ñàkk sécurité ci Sénégal ut sil syndicat man fa laay ne di fa xëy di fa gont am droit pour défendre leen ci lépp mais damay wax ni foofu la ëppee parce que lu tax mooy ci télé la am occasion pour gis nga li problème wuy ma jarul yow mi nga xamante ni yaa fay jaay ñëpp xam nañ loolu boo fa ñëwee sax pour jënd fruit génnaat mais ni maire deful li ko war ngeen dajaloo collectif ngeen yor ngeen dajaloo dem ci maire bi wala ngeen taxaw dénoncé ko ñëpp dégg non dafa am lu gën a yomb lu leen teree tee seen loxo bañ a fay xam nga loolu bu ngeen fayut ñu taxaw ci seen i mbir quand même waaw am na yoo xamante ni soxla wut kit yéen ay fay bu ngeen fayut tee seen loxo bu boobaa ñu taxaw ci seen i mbir waaw xam nga loolu arme la ci biir arme yi waaw mais nekkul ni lu leen ko teree maanaam da nga c'est que ñoom ci seen biir dañoo bari tamit ay politiciens ñii dañuy féeteeg ñii féeteeg ñi la comprendre loolu mooy seen problème foofu dama ne arme la loolu wax arme la ci biir arme yi dañuy toll jamono boo xamante ni da nga ko utiliser mais day toll jamono boo xam ne da ngay jiital waxtaan parce que problème bi mooy ci jamono parce que maire dañ ko fal maire dañ ko fal mu ñëw fekk fa marché ba te lu yàgg dana fa jóge bàyyi fa marché ba comme ñun nii nañ fa jóge marché ba li ñu war suñu diggante ak ñoom lépp ñu ngi koy def mais dama lay wax ne amul benn retombée boo xamante ni mi ngi jóge waat ci mairie bi di del ci marché bi bu dee wàllu sécurité ñoo ko yore suñu bopp bu dee wàllu assainissement lu mu ci mën a doon ñoo ko yore suñu bopp parce que il faut ñu tëj parce que léegi kon yéen da ngeen a nar a toog nii di xool rek non déedéet xalaatuñ ko leen benn plan xalaatuñ ko xalaatu leen ko merci ñu dem ci Amadou Diallo Amady muy dialogue bi nga xamante ni président Macky Sall woote na ko yéen dafa mel ni daal yéen a ngi toog seen roq rek bon léegi yéen daal bëggu leen jàmm ak déggoo alors boo ma laajee ba pare nag saa njóogu da ngay denc sa mbiru comédien yi parce que dañuy wax si mbirum réew mi te dafa sérieux non ci la bokk buñ ma si laajee di ma cabaxal ay Amadou Diallo xam nga yaa ngi perdre temps attention waaw parce que nag boo watuwul nag alors boo watuwul nag ñu songoo léegi si Amadou Diallo nag foog ngay xamee may kan noppi rek comme ayca ñu ñëw ci dialogue si dialogue bi waaw yéen bëggu leen jàmm daal bëggu leen waxtaan daal problème mu réew mi ñoru leen seen problème rek bon lan nañu war a dialoguer d'abord laaj naa la ko président Macky ngeen demoon wuy ji xam ko dialoguer fi mu ne lu ngeen di dialoguer fi mu ne procédure dialogue parce que dialogue mbirum réew mi moom weesu na parce que ba mu jotee bañ ko waxee ñoru ko ba mu jotee xam nga kañ la ba ko Abdoulaye di joxee lenge yi ne ko sama doom nga daal di ñëw si ñun nañu bu ko kenn attaqué na ngeen ko parce que seen mbokk libéral la seen frère libéral la na ngeen ko jàppale maa ngi dem boo amee loo bëgg ma conseil la nga wax ma ko Abdoulaye di dem teguñ si semaine ñu dégg ne Abdoulaye di jël fa ay loolu yàgg na waaye ak ay waaw xam nga si période boobu nag la waxtaanee réew mi jotoon mais ba mu jotee dañoo amoon na dialogue bu njëkk demoon ngeen non loolu noonu leneen la lu moyen sa ay dialogue loolu naxaate la woon d'accord léegi nag ne dialogue boobu xam nga léegi boobu la waroon a woote dialogue ki nga xam ne moo yoroon lenge yi mu xamal ko ne ko lii laa yoroon tegal fii sa tànk mais ba mu ko waree def dafa diaboliser wax fi lu nekk li xew yëpp xew fi jarul sa di ko nettali parce que alors sénégalais yi may jàkkaarloo loolu moo tax woote waat ñoom ñëpp xam nañ léegi ñu woote waat beneen dialogue boo xamante ni dialogue boobu moom mooy dialogue vraiment bëggoon a bàyyi Karim c'est que man Amadou Diallo foofu am naa fa benn question Betty xam nga li mu wax nii ci affaire kii xam nga c'est que da nga ñu bëgg a tam Macky dem ci benn angle parce que tey bu fekkente bi li nga expliqué nii Abdoulaye Wade bul na Macky dàq moo ko jëlee assemblée wan ko ne ko ba mu waxee mbirum Karim Wade bu leen fàtte loolu tamit Abdoulaye dàq ko non moo démissionné mais li ñu teg li ñu yëkkati mooy dama lay dàq Amadou Diallo dafa démissionné c'est il faut que ngeen di fàttaliku loolu bu leen di jël rek naan Abdoulaye Wade ne ko sama doom nga nii wa nii di rafetal bañ a fàtte beneen angle bi quand même dafa démissionné moom moo am droit nag ne moom lépp lu mu vraiment gisatuma sama bopp si parti bu ndoxatal nga def 5 ans ñu jékki-jékki ne 1 an la tamit loolu mooy kañ dàq nañ la ba pare xam nga Macky Sall vraiment judduwaalewul ak ay ndomba tànk ak kenn ci kan moo fi judduwaale ndomba tànk dañ koy fal ndomba tànk la judduwaale non
non non moom si boppam laa wax ah bañ koy fal boobu temps mu ngi ko fekkoon Sarr mu nekk fa simple employé. ku ne am nga démb ñu teg ko fa ay directeur ba indi ko fi ñu ko indi kon nag kon bu fekkente ne loi ñëw na. ne lii moom moo am boo goree si loolu boo si toppul nag nga ne man léegi gedd naa yëpp damay dem def sama yëfi bopp am na si droit aussi. loolu moom moo si am mais kenn dàqul Macky Sall. d'accord ba tey Macky Sall kenn mësu ko dàq si benn poste. waaw naxe leen ko seen bopp defale leen ko seen bopp. ñu ñëw ci ka Karim. waaye. Karim ngeen ni ba tey mooy seen candidat. non non si dialogue bi ba léegi. dialogue bi nee nga du dialogue moo tax demu leen loolu nga tontu. non non du dialogue parce que naxaate la. waaw moo tax parce que bu fekkoon ne dialogue la. bu fekkoon ne dialogue la. dafa war a def ki nga xam ne moom moo war a dialogue xam nga actuellement procédure. waxtaane dafa war a jël décret. daal li ñuy falal ministre chargé des élections. comme moom ni mu ko doon laajee non non chargé de waxtaan moom la teg. chargé de waxtaan ak chargé de élection du benn. ngeen doon wax ngeen doon dénoncé ni moom neutralité chargé de waxtaan la de waxtaan mooy dialogue. non non wala déggoo dialogue ko. non da nga comprendre dialogue kañ mooy waxtaan ci olof. dialogue chargé de élection laa la wax élection. ki yor mbirum élection. loolu laa la wax. d'accord léegi. élection da ngay waaw léegi d'accord léegi nga ne ministre bi. day wax ba jaxasoo. waaw d'accord nga ne chargé de waxtaan la. non non yow yaa jaxasoo non réer ga. non nag non réer bi yow yaa réer wax ci thème yi. yow yaa réer xalaat bu ne wax na ci fi mu toll day mundeel xalaatam mundeel. waa léegi wuy ma yow yaa réer te xam loolu li may wax. dama ne la bu fekkente ne dafay woote si procédure électorale. na teg ki nga xam ne moom mooy chargé de élection. d'accord ba tey ñu waxtaan ak moom. mais ki mu teg nii waaw. de waxtaan la kooku noonu c'est pour waxtaan bi dem tax bu passé da koy desudur kooku dem yoonam ñu jàll ci Karim voilà yéen foogu leen woon ni ñi naan amuñu plan B amuñu plan C mënoo leen wut plan B ba xam parce que Karim ñëwul nee na barki démb xam maa ngi gis ci journaux yi ñu ne dañ ko forcé génne ko Sénégal donc bu fekkee ni yéen élection yi 2019 ñëw na ba pare ngeen mooy ci Karim rek tëw ba est-ce que jotul ngeen waxtaanaat xool keneen xam nga ñun am nañ plan C plan B wala C am ngeen B ba C. plan C. plan C plan C. A B C yéen C ngeen def ko. G ba P am nañ ko. waaw ñëwal ñu ngi lay déglu. Amady nag day ko de quoi. léegi xam nga lu tax ma wax la ko nii ngeen di doxee PDS gis nga bu ngeen moytuwul. Macky da leen di gas suul dëggaate. xam nga lu tax ma wax la ko. waaw. parce que Macky Sall ñu wóoruñu alors wóoruñu ndax moom sa dana nekk candidat wala du nekk non parce que wóoruñu xam nga lu tax wóoru mu may tam waaw comme ni leen alors ñàkk wóoree Karim dana nekk candidat wala déet may itam noonu la ma ñàkk wóoree parce que dama xam ne Macky Sall fi ñu jaar ba teg alors démocratie procédure démocratie bi organiser ay élections yu jub koj moom mu dem si gagné si démocratie moom moo war a organiser actuellement léegi loolu dafa bokk ci condition yi tax moom mu nekk candidat dafa war a teg procédure électorale bu jub koj boo xamante ni ñu bàyyi ko mu dem élection bu ko tegulee plan B bi moom mooy que moom du dem élection bu fekkente ne Macky Karim Wade nekkul candidat Macky Sall du nekk candidat ci réew mi wala plan B bi loolu la voilà yéen suñu plan B loolu la yéen ñemewu leen lacrymogène ñemewu leen lii nan Macky yor lacrymogène ak liif yéen fan ngeen di jaar ba mën a fexe ba téye ndox mu tàng Macky pour mu nekk candidat mais xam nga foofu laay waxee yow xoolal Amady Diallo xam nga wax naa la Diallo bu dul wax sa xalaat mosoo koo gis ci benn manifestation déedéet Malick Ndiaye fii xàmme woo ma yow est-ce que yow si alors xàmmee nga ma si nit ñi loolu foofu loolu mooy sa tontu xàmme woo ma voilà sama baat dong nga xàmme mais xàmme woo sama jëmm ñu bari di ma seetaan xàmme wuñ sama jëmm ay ñu ñuy dem caare parce que yow ñu bari di ma seetaan déedéet da ngay taxaw nga laaj ma si mbirum réew mi ma wax parce que dama fay ñëw mbirum réew mi non non dama fay ñëw pour loolu yow da ngaa jeexal ci mbirum réew mi parce que yow laaj na waaw léegi mbirum réew mi loo ci bëgg waxaat balaa ñuy dem ci lu mu wax parce que tey waaw léegi réew mi ci ban li ñu wax tey li ñu wax tey affaire candidat yow da nga may capp rek après daal di bàyyi kii daal di indi affaire comédien kii indi affaire comédien nga bàyyi waruma dégg nga parce que yàlla man maay comédie wala moom yow yaay ñëw di comédie si samay wax parce que xaw ma ndax sa alors biñ ma invité xaw ma ndax Aline Sall xaw ma kii alors ruubal na ma ruubal na ma xam naa Aline Sall da laa jox
ñun ñoo dëkk Géejawaay kooku dafa ay si Macky bu ñëwee na nga ko cabaxal ruube ko du mën a wax waaye man ak yow man nga fi fekk merci dégg nga ko lii mooy nga fi fekk Géejawaay nga dëkk yow déglu ma lii mooy amoo argument day liggéeyal Aliou Sall daal day liggéeyal Aliou xam naa Sall ko da koy liggéeyal xam naa ko daf may ruube waaw lii mooy amul argument nee na dama koy ruube waaw dañ laa laaj waa léegi wax ci réew mi waa léegi waxal ci réew mi li nga bëgg a wax déglu ko déglu leen ko ci réew mi lay wax allez waxal yan point ñoo la naqari yan bét yow moo koy di naqari askan wi non dama koy laaj di naqari askan wi waaw d'abord moom mooy que économie bi doxul ku la ko parce wax que yow yaa ngi nii sol costume takk cravate nga ne économie bi doxul reeree laajte ri xaako nga ne économie bi doxul xam nga la waaw moom mu ngi ne alors kii di Macky Sall nee na démb xaw ma si Soleil si journalam boobu noonu Soleil nee na am na moom ko fi la ko fekk 7 milliards 7 milliards yoo xamante ni indi na ko fii si bi mu ñëwee ak léegi nee na suñu det bi sale na de alors si bi mu ñëwee ak léegi dugal na ko si réew mi moom moo ëpp li Abdoulaye Wade dugal alors si bi mu fi nekkee si 12 ans mais nit ñaa ngi sentir alal jooju si temps wu Abdoulaye Wade parce que tey ji boo laajee syndicat yi ko doon xeex yëpp mboolem ku doon xeex Abdoulaye Wade boo ko tegee si plateau nga laaj ko nga ne ko ñetti président yi fi jaar kan moo leen tane si yoon dañ naan la Abdoulaye Wade jàngalekat yi bërki loolu nga foog xam nga ci xuloog Abdoulaye Wade nga laaj maire yi nga laaj maire yi ko doon xeex yëpp tey jii dañoo toox ñoom ñëpp la teg ay kii yoo xamante ni maire yi ko doon xeex yëpp àndoon ak Benno Tas Yaakaar tey jii dañoo torox alors ñu ngi rëccu Abdoulaye Wade parce que nee nañ Abdoulaye Wade moom moo leen bàyyi woon ñuy liggéey kii bàyyiwu leen ñu liggéey xam nga ñi nga xamante ni itam Amady 7 minutes boobu dafa xaw a 8 minutes may ñu dañuy ñëw mais Amady ngir yàlla informel bi aussi d'accord actuellement dañoo torox waaw Amady dafa am beneen rubrique bu war a ñëw dañu war a jox caare bi wax en dañuy ñëw caare yéen a ngi réclamer cité des impacts du terre waaw loolu est-ce que yaakaar nga da ngeen ko jóg nii ba sàññi ko noonu rek waaye xam ngeen du leen ko defal waaw ñun daal dañoo bëgg parce que ñi ñu yëkkati dédommagé nañ leen non waaw dafa lu leen di defali cité tey nag waa nit Thiaroye ku nekk ñoom wuti ñoo ko mu am signé ñoom dañoo yàgg Thiaroye dëkk fa am ñoom dëkk nañ fa plus de 50 ans tey terre bi war faa jaar ñu bëgg leen indemniser ñu dem seen yoon ok te ñooñu aussi suñu sañ Thiaroye dëkk fa ñu bañ a génn Thiaroye ñooñu mais d'accord dañ ñu indemniser leen d'accord uñ d'accord ñoom dañoo bëgg ñu tabaxal leen cité des impactés mais nañ jël seen xaalis dem wuti feneen nag commerçant yi dem jël seen xaalis dem seen yoon ah la moo tax ñu dëkkal commerçant yi bàyyi ñu dafa juddoo màggee fa jox leen xaalis ñu dem loolu tamit loolu du yoon waaw léegi buy ma yéen dañ leen bu leen yëkkatee xam nga dinañ leen dédommagé jox leen xaalis ku nekk ñaata lañ ko waaw léegi ku nekk mënu wuti feneen commerçant yi ku nekk bu ñu estimé sax non yéen seen xaalis dem seen yoon waaw loolu moom indemnisation yi man yéen ñi bëgg la ay la vraiment waaw dafa am ay barème parce que kër yi yemuñu est-ce que comprendre nga ku nekk ñu ñaata lañu barème yi mètre carré bi waaw xam nga loolu soo gisee maam nit ñi commencé ko wax mooy soo xoolee projet terre bi yëpp amul fenn fu APEX ne damay jël nit fii dugal ko fii amul donc égalité moo waroon am pour tout le monde lan moo tax ñu ñëw ba Thiaroye exceptionnellement jëlee ay nit dugal leen fenn dañoo waroon indemniser tout le monde ñëpp ñu defoon loolu tey waa Thiaroye du ñu réclamer cité mais comme que tey déjà état bi moo ñëw tey moo ñëw ci dëkk bi tey fekk waa population nekk capital humain mais Thiaroye tey su fa nit ñi jógee la mooy des Thiaroye dara voilà bëggoon nañu wax histoire Thiaroye 44 mais dafa mel ni dañuy jëli sunu tampon bi nga xamante ni mooy loo ci xam dellusiwaat ci plateau bi doog a tëj